salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum suñu mbokku internet yi yéen ñi safoo faale seen site bu mag bii di info réew mi ñu ngi leen di nuyu comme niñ ko daan defee saa su ne tey ñu ñëwaat ci yeneen yu bees ñu amoon fi nag tey gan bu mag boo xamante ne mi ngi tudd Baye Moussé boo xam ne def na empreinte am ci art bi tey nag suñu thème nekkoon 31 décembre bi comme ni ngeen ko xamee rek 31 décembre bi lu nekk ci xew ñu bëggoon ko waxtaanee dugg ci biir thème bi toj ko faram-fàccee ko Baye Moussé maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la jaajëfal di nuyu réew mi yépp tàmbalee ko ci kilifa diine yi kilifa réew mi kilifa aada yi ak mbokk yépp duma lim ku lim coom waaw naan leen bismillah thème bi am na solo. merci Baye Moussé ñu ngi lay dalal jàmm suñu biir émission Baye Moussé ñu gis ne 31 décembre bi lu nekk ci xew mu doon lu doy waar loo xam ne tey mun naa ne sama mbokku jigéen ñi lay gën a waxal ndax tey daf leen di jaral lu nekk dañ ciy def lu nekk pour 31 décembre te 31 décembre de benn bés boo xamante ne le premier franchement nga fàtte lépp jàll nga def si ay bêtises yoo xamante ne c'est irréparable ñu bëggoon nag nga wax ñu ci yow sa xalaat. waaw 31 décembre soo ma ci laajee dama ciy sawar parce que dama ko yàgg dund ku xam Ndar xam ni décembre dafa bokk ci ñun mu nekk fête goo xam ni mën naa ni fête la gu ñëpp bokk d'abord dañ daan wax Noël feetu chrétien yi la. mais ku gis ni vu Sénégal ni muy doxee ak dialogue islamo-chrétien bi ni ñu brassage bi ni ñu bokkee ndey bokk bàyyi donc fête la goo xam ne ñëpp ko bokk. alors tout d'abord 31 décembre fête la ñu war ci béggee entre amis ñu war ci béggee entre famille ñu war ci béggee entre collègues donc loolu lépp nekk loo xam ni ay paramètres la yoo xam foog ñu koy bàyyi xel d'abord donc. am na ay avantages mais aussi am na côté yoo xam ni c'est des côtés sensibles te les côtés sensibles mi ngi toucher la plupart mooy les ados mooy xale yi nga xam ni seen maturité àggagul fenn xamaguñu lu bari ci àdduna donc di ci soog a jot li ñu naan xale xamul dara. alors xale xamul dara boobu dafa laaj assistance dafa laaj guider dafa laaj encadrer alors te ci foofu côté bi nga ci xaw a tiit muy loo xam ne am na at moo xam ne liggéey naa ko ci defe naa ni ku dem ci YouTube gi boo defee teg maay Noël di nga seetaan ay petites sketch yoo xam ne liggéey naa ko ci Noël réaliser ko. muy sensibiliser un peu les jeunes filles yi nga xam ne bon xëy na ñi ngi abuser ci li ñuy woowee mbaraan alors les jeunes aussi yi nga xam ne ñi ngi abuser ci di xam ne xale yi toll nañu ci soxla ñu leen di exploiter ci moment yi parce que bu ñu xoolee moment yi dafa nekk moment yoo xam ni tendance bi dafa sonal xale yi mode bi dafa sonal xale yi parce que ay greffage am na ay cheveux naturels am na xam nga kenn ku ci nekk léegi bu njëkk ñun au temps 31 décembre dañ ko daan feetoo sunu ay yaay sax dañ daan yëkkat seen xaalis di ñu ko cotiser tu vois ñu wut sunu ay caru kokko defar ba mu baax wut sunuy table soleil bu daan des presque 2 semaines chaque nuit dañ koy veille di defar ay guirlandes à nos façons donc dafa amoon matière amoon ay créativité yoo xam ni manuellement xale bi da ci doon retrouver wu di ci liggéey parce que tout ce qui était décor ñoo ko daan créer suñu bopp mais léegi loolu amatul alors léegi li am mooy xale yi dañuy fexe retrouver wu bon ñoo xam dañuy piscine party moo xam dañuy bombaas ak seeni façon. et vraiment ça c'est la triste réalité parce que boo xoolee man foofu damay ñëw ci éducation parce que éducation dafa doon lu am solo pour man tey am na nooy éduquer sa doom yu bari du ci dugg. donc foofu man damay def appel ci parents yi parce que éducation de base dafa am solo te tey di nga yar sa doom am na sax ñoo xam ne dañuy yar sa doom seen doom ni ñu leen war a yaree mais bu ñu génnee ci biti
ñu influencer leen dugal leen ci loo xam ne dangay waaru donc man damay def appel ci parents yi ñu insister waat bu baax ci éducation xale yi jox leen éducation yoo xamante ne day am base bu dëgër base bu solide d'abord ci biir kër gi yaakaar naa ne xale am na noo koy éduquer tey bu génnee ci biti fëq du ko yomb yóbbu. waaw ci éducation boobu lay jël rek ñu dem ci xuusandi ci tuuti tu sais actuellement réew mi toll na foo xam ne fii parents yi seen 60% nekkatul ci kër gi muy man muy suma moroom alors donc xale bi assistance bi mu waroon am amatu ko benn certes éducation de base fa ndox daan taa boo fa demee fekk fa tepp éducation de base souvent damay dégg ce mot éducation de base éducation de base am na ñi ngi yar xale yi mais xam nga lu manqué mooy communication parce que yàlla sax dafa ni waxtu julli bu jotee nañu nodd lan moo tax ñu war a nodd rappel la fàttali yeesal dafa baax ci lépp y a des enfants muy xale muy mag tu sais xale bi dafa am ñetti juróom-ñaari at yu capital ci life am ci dundam ñetti juróom-ñaari at muy les 21 ans yi nga xam ni ci la xale war a mën a taxaw dëggal boppam juróom-ñaari at yu njëkk yi kooku moom la ñu naan éducation ween ndey ji da ci am doole yeneen juróom-ñaari at yi ci topp mooy yi nga commencé gis ni commencé ne fóon bit di daw di ñam ci biti di ñam ci biir di ñam ci biti di ñam ci biir gis nga juróom-ñaari njëkk yi su waajur jegee doomam foofu li ngay wax éducation de base ci juróom-ñaar yooyu rek la am yeneen juróom-ñaar yi ci topp mooy li nga xam ni moom la ñu naan recyclage heure bu génnee dem bu ñëwee ñu formaté ka li mu jëlee ci mbedd mi heure bu génnee ñëw ñu formaté ka ba juróom-ñaar yooyu mat yeneen juróom-ñaar yi ci topp nag léegi suy génn ci mbedd mi moom mooy choisir lii la ma mbedd mi jox waaye samay waajur lii lañ ma jox mooy mën a tax bu àggee ci ses 21 ans mu mën a xam moom li mu bëgg. donc léegi man dama la bëggoon laaj benn affaire léegi yow nan nga gisee xale yu jigéen ñi 31 décembre lim leen jaral jaar fii dugg fii ànd ak Pape ànd ak Moodu mu jaral leen lu nekk pour am benn cheveux naturel bu ñu teg ou bien benn robe bu baax bu ñu sol wala dàll yu baax yu ñu sol xam nga tey dinañ ci dem ba di ci def yoo xamante ne ëpp na sax si wax ma lay laaj yow loolu lan moo ci sa xalaat. waaw li leen 31 décembre jaral mën naa ni 31 décembre bi benn parenthèse la ci rek ci xale yi ci ak seen doxalin ak seen dundin yenn xale yi nag laa wax parce que am na ci xale yu xam seen bopp xam li ñu doon parce que ni ko Souleymane Faye di waxee dafa am waye bu ma neex mu di bi mu way doom ji ni ko yaa di sama yaay ma di sa baay xamal ni sénégalaise pire nga doomu garmi pire nga oto bu la neex duggal lu la neex solal waaye bu timisee rek na nga ñibbisi dama koy tegal sama doom bu jigéen ndaxte mënoo foo toll di escorter sa doom moom rek mu mën a xam ki mu doon alors am ci xale yoo xam ni wax dëgg yàlla moom laa lay wax xelu xale da leen jàpp ba xamuñu ni ñoom ñi ngi yàq seen àdduna alors fi ñu koy xamee ça sera trop tard tardivement ci la ñuy comprendre que ni dañu fo parce que 31 décembre at mu ne di nga ko dund bu la yàlla mayee bii tu vois alors nga ndax lan cheveux naturel tax nga foye ci sa bopp cheveux naturel tax na nga dund ci loo xam ni te est-ce que xam nga dund nekk na loo xam ni bu baaxee bu bonee y a un miroir bu la koy rappeler chaque fois à chaque fois dina nekk benn séquelle ci sa life te loo gën a jëm mag séquelle boobu dina gën a empoids. gis nga fi mag ñoo xam ne seen xol du belli mukk tout le temps ñu ngi stressé tout le temps ñu ngi am lu leen naqari te c'est des erreurs de ay minutes ay erreurs bëgg-bëgg yu tuuti mooy créer conséquence boobu di répercuter ci seen vie tout au long de leur vie muy répercuter ci ñoom alors xale bu jigéen bi amul lu dul boppam liggéeyul gorul yatu su bëggee teg greffage yu 90 000 mais boppam lay jaay
c'est ce qu'on appelle la prostitution clandestine te dafa bari ci jamono ji da nga gis xale bu jigéen boo xam ne bi bon bëgg dugg ci benn milieu def fa synapse comme ni ñu koy waxee yooyu rek jaral naka mu abuser life am mu abuser ko alors nañu delloo si seen xel réew mi tollootul foofu xale yi léegi nekkatuñu ci waratuñu nekk ci monde boobu dañu war xam ne àdduna léegi dafa am ouverture dafa ubbeeku à travers l'internet à travers technologie bi war nañu am yeneen option ci seen dund yu dul façon fogoobu. Ça c'est vrai franchement man dama lay remercier di rafetlu bu baax say kàddu vraiment yaakaar naa ni xale bu jigéen bu la ci déglu tey dina mën a dellu si waat xelam bu baax si àdduna te xam ne àdduna bi jarul lu bëri am na yu bëri yoo xam ne jaru ko fii parce que àdduna bi dafa jeex ba pare en plus tey xale yu jigéen ñi pour man daal tout le temps rek comme li ngay wax li nga doon wax sànq man damay dellu si waat si éducation bi dama si insister bu baax a baax parce que tey sa doom li nekk ci moom ba fekk di ko yóbbu yow yaa ko ci def yow parent parce que xale jigéen ñi ngi def yoo xamante ne tey sa doom am na lu muy occupé woo am na loo koy occupé muy jàng tey bu fekkee ne xale bi jàng na tey nekk école di jàng peut-être man pour man du am yenn jot yi tey bu demee ba jàng bi weesu mu commencé di def ay formation ou bien mu nekk université wala feneen pour man yaakaar naa ni si sama xalaat bu gàtt du am yenn jot yi donc dañu insister waat bu baax si xale yi jàng yi parce que jigéen ñi léegi dama gis ne dañuy teel a dagg seen jàng te loolu pour man nekkul loo xamante ne lu nice la. bu ko defee duñu am jotu def lu bari duñu am jotu dugg si lu bari vraiment maa ngi ñaan sama morom jigéen ñi ñu insister waat baax seen éducation doom yi xale yi nañu jàngi xale bu jàngiwul rek def leneen xale na jàngi. dogguma la sax ci portion boobu bi muy njàng bi ma de passage may remercier IA fii ci Sénégal gi yëpp ministère de l'éducation di jaajëfal IEF yi ak directeurs yi ak proviseurs yëpp sunu école bu baax la mais tey école bi nekk na benn fléau ci éducation xale yu jigéen ñi tey parfois di nga gis ci alentour alentour bi waxuma programme bi waxuma njàng bi mais après njàng bi alentour école bi environnement école bi xale yi nekk ci nekkin goo xam ne gi li ci ëpp ci ñi nga xam ne amuñu taxawaayu waajur fa la ñuy yàqoo parce que bordel bi dafa bari na xale yi fa la ñuy jàngi la plupart mooy farantu yenn xale yu jigéen ñi fa la ñuy jàngi tux Dakar la ñu nekk xam ne ce qui se passe il faut que plaie bi aussi ñu koy fleurer pour ñu mën a saafara donc parents yi dafa jot tey seen taxawaay gën a taxaw rek mu bañ a ne kër gi rek ñu topp xale bi ba ci école bi parce que mën a bàyyi sa doom muy dem rek te yow lijjantiwoo ci ginnaaw ci lan lay yendu ci lan lay fanaan parce que aussi professeur ba ne ci école ba di ko jàngal moom aussi dafa njaboot day ñëw def liggéeyam benn temps après day dem mais xale ba fay des nan la fay dese xale jigéen ñi ñooy dund loo xam ne actuellement li ñu naan vergogne kersa dafa tumuraanke ci ñenn ñi yenn xale yi dañu amatul kersa parce que nag tubaab bi la ñuy roy te tubaab daanaka du ma ne am na kilifa ndaxte koo xam ne kii bu say 18 ans mate say waajur dàq la man tout récemment bi ma suivre benn émission ay parents yu porté plainte seen doom ci tubaab bi parce que dañu bëgg mu génn kër gi ndax majeur na nanguwul génn ñun du loolu du sunu culture ñun dañu am culture am ay mag yu bien comme ñoom sangu-sangi Cheikh Al Khadim xam nga ñoom am Hadj Malick man nee naa réew mi tant que politique bu éducation spirituelle amul ci réew mi sunu réew ndaw yu ñu bëgg réew mi du ko am. kon nag wax ji moom yaakaar naa ni moom gënati naa rafet parce que franchement man
fi nga waxee noonu rek fa lay ñëw tey sa doom am na noo koy yaree kersa day am kersa parce que kersa dafa am solo si doomu aadama nit bu amul kersa du mus a def dara du jomba def dara man maa ngi fàttaliku sama yaay ñun ñemewuñu ko woon xool si biir bët doo ko xool si biir bët bu waxee doo ko tontu mais da ngay gis léegi man jamono ji gis naa si xale yoo xam ne tey seeni waajur bu ñu leen tontoo sax yow mii sa bopp sa xol day jeex te juróo leen parce que xamoo loolu recevoir au genre éducation boobu donc comme ni nga ko waxee nañuy yar xale yi ci jullite yar xale yi ci lislaam d'abord loolu ci ko mu nekk rek di nga jomba def lu bari diine ak lislaam ci ko mu nekk rek di nga jomba def lu bari di nga rus a dugg ci lu bari encore une fois rafet na bon léegi nag dama bëggoon nañu dugg ci sa liggéey dugg ci kan mooy Baye Moussé le grand cinéaste mën naa ne xawoon nga loolu tuuti ñu bëggoon laaj nag lan moo waral loolu gëj nañ la gis peut-être sa écran bi gëj nañ la gis nga génnee lu bees ñu bëggoon xam ci lan nga nekk. waaw di remercier encore une fois ci opportunité bi ma jox parce que ça fait un bail Sénégal gisatuñ ma fenn produire tuma génnee tuma benn production def tuma benn production mais li ma toog lépp tooguma aussi ni yàcc ni yasar entre temps yokk naa fi ay jéego jàngi naa fi def fi ay formation lépp ngir gën a ñoŋal li may def waaw benn moment mbir yi toll woon na foo xam ne fii dafa xaw a jaxasoo kenn xamatul lan mooy lan kan mooy kan secteur bi am benn enjeu bu doy waar bu ci ne waaw te nag dañu ni nit booy dox ba xamatoo foo jëm da ngay reculer loolu kese la ma reculer woon di xoolaat bu baax parce que bu ñu xoolee Sénégal téléfilm yi bari na production bi bari na mais film bu international daf fi néew film boo xam ne bu génnee àdduna yëpp mën ko seetaan daf fi néew bu dul sama mbokk cinéaste yi nga xam ni macha allah ñi ngi def liggéey bu rafet avec la direction cinématographique ministère de la culture direction cinématographique Fobica ñi ngi liggéey bu am solo boo xam ne xëy na sax amaana réew mi lu ci yëguñu ko may rafetlu seen liggéey mais bu ñuy ñëwee ci téléfilm Sénégal yi nga xam ne ñun sunu mbokk réalisateurs yi ñoo koy liggéey ak les comédiens acteurs yi ci réew mi ñu ngi def jéegu ñoom it ñu ngi def jéegu maa ngi koy rafetlu téléfilm yi macha allah parce que boo xoolee wiiri chapeau ba ca des naka lañ koy waxti idole chapeau Pod et Marichou et puis voilà quoi dama leen di féliciter parce que teg nañu benn jéego ils ont osé et puis je les félicite c'est bien bonne continuation mais tout en est que rek nañu gën a ñoŋal xam-xam bi parce que bu ñu liggéey c'est vrai da ngay liggéey pour réew mi mais liggéey loo xam ne aussi au niveau international daañu mën a jaay suñu culture daañu mën a jaay réew mi loolu daf ci am solo. surtout ça parce que des fois da ngay gis ay production yoo xam ne franchement doo xam lan la mooy comme li nga wax léegi da ngay dem ba dootoo xam kan mooy kan dañuy produire comme ça pour produire rek te franchement pour man liggéey bi war na gën a mën a set lu si nekk nañ ko jox ñi ko moom man si loolu laay gën a insister lu si nekk nañ ko jox ñi ko moom des fois da ngay gis ñoo xam ne franchement dangay leer na ñi li ñuy def xamuñu si dara donc am nañu ko moom pour man yaakaar naa ne nañ leen jox li ñu moom ñu liggéey bi set liggéey bi mën a rafet dellu ci la mu nekkoon waaw parce que yow moom xam naa ni yàgg nañ laa gis surtout man say yi ma gën a neex si say production dafa xaw a laal cosaan tuuti xaw na laal cosaan te yooyu tamit daf si am solo dafay nice benn instant boo koy seetaan. waaw nit ki amul lu dul culture am nit ki amul lu dul cosaanam parce que mooy sa socle mooy sa support ci nga mën a jafandu waaw ci nga mën a jafandu donc li ngay liggéey yow boo xamee sa cosaan xam sa culture boo ci boolee ak ni jamono di doxee di nga mën a tënk loo xam ne lii di nga ko mën a jébbal askan bi film nag bari na waaye film yi ci ëpp amul scénario te scénario defe naa ni mooy li gën capital ci film mënta dem sans scénario
mais malheureusement tu vois da ngay suivre ba yàgg nga xam ni film yi ci ëpp wiiri yi ci ëpp dañuy dem ba yàgg tourner tendance bi fii tourner tendance bi fii amul scénario de base amul scénario de continuité foofu nag ma ci def appel sama mbokk yi vraiment sunu liggéey nañ ko gën a ñoŋal teg ay scénario yu dëgër ak am arc narratif yu clair ñu xam ne fii la feedback bi di tege intrigue bi ne ci wala fa am solo. bon léegi sama réalisateur mu may signalé que ni temps bi li si des bëreetul ma bëggoon xam yow instant bii nii exactement ci lan nga nekk da nga yor troupe di liggéey ou bien si lan nga nekk carrément nga wax ko Sénégalais yi ñu mën ko xam parce que comme gën nañ la gis franchement man ñu bëri yóbbante nañ ma ne laajal ñu Baye Moussé si lan la nekk instant bi. waaw man maa ngi production bi wax GP Ciné maa ngi basé Point E di remercier aussi de passage fii de Dakar parce que ñoo ma yaatal jox ma espace may liggéey production boobu maa ngi ci benn téléfilm boo xam ne lancé naa ko mi ngi tudd Le Capot nekk téléfilm bu mag macha allah boo xam ne bii ay acteurs yu am solo ñoo ci ne ay acteurs yoo xam ne kenn du leen présenté ci réew mi tu vois donc loolu daal mooy li nga xam ne maa ngi ci tey bëgg ngeen ñaanal ma ci nag ngeen ñaanal ma ci yàlla defal ma ci ndam suñu borom defal ñu ci ndam su ko defee Sénégalais di ñu xam li tax waraloon lëlu gi ak bu ñu ñëwee li ñuy indi incha allah. loolu am na solo ndax yaakaar naa ne lëlu bu nekk rek bu génnee war naa mën a doon lu am solo bon kon lii lañu fi indiloon tey doon waxtaan ak suñu grand cinéaste bi nga xamante ne mooy Baye Moussé di liggéey lu am solo ci art bi yor troubam et tout di liggéey yor structure am nekk Point E basé wu fa donc di liggéey lu am solo ci art bi parce que man xam naa ci dara parce que man moom vraiment mun naa ne man sama doyen la parce que damay liggéey ak moom ci lu bari donc mu ngi def lu rafet lu am solo ci art bi bon donc léegi ma doon laaj Baye Moussé instant bi danga yor ay xale yoo xam ne tey danga leen di former ci art bi ñoo xam ne daal danga leen di former ci art bi comme li nga kaas sànq rek des fois nga gis ñu jox rôle koo xamante ne vraiment mi ngi koy jouer mais da leen yor kii du moom da ngay gis des fois ay téléfilm yoo xam ne dafay bëri ay faux jeux parce que lu tax bañ ko jox moom ko ma bëggoon yow nga wax ni loolu nga wax ni ci sa xalaat vraiment man loolu dama koy dénoncer dama bëggoon yow dama wax ni ci sa xalaat. waaw ci lu gàtt rek man depuis 2006 fa ma nekk ci centre culturel bu Point E damay former les jeunes en interprétation donc téléfilm yu bari ñu ngi fiy daw yoo xam ne ay acteurs yi nga xam ne foofu laa ñu leen former ñu ngi ci di liggéey donc formation boobu ça n'a rien à voir sax ak li may liggéey mais man maa jëloon loolu muy suma option mooy former des jeunes acteurs muy mag muy ndaw alors li nga xam ne bon ñi ngi koy gis ci yenn téléfilm yi du lenn loolu dafa manqué direction artistique manqué na direction artistique manqué nañu répétition technique manqué nañu metteur en scène parce que film ce n'est pas que yow dafay nekk sa métier moo tax nga koy def film casting la personnage la sa personnage mën nga ko jëlee fu la neex mën nga dajeek moom ci taxi parce que man damay def casting sauvage damay dox gis nit mu am profil bu mu bëgg mais su ma ko gisee ba mu am li bëgg dama koy indi nag travail ak moom ba réveiller ci moom li ma soxla jox ko axe jox ko réglage pour mu mën a génn li ma bëgg loolu daal mooy li ci ne ku ci jël acteur n'importe où prends le temps quand même nga travailler ak moom. merci Baye Moussé ñu ngi lay remercier bu baax ci ñëw gi ñu ñëwal vraiment kon nag suñu mbokku internet yi li lañ leen indiloon tey ñun nag nii rek lañ fi nekkee ak yéen seen site bu mag bi di Infos Rewmi di leen indil chaque jour lu bees loo xam ne vraiment da leen di intéressé bon ñu ngi leen di remercier teewaay gi vraiment maa ngi remercier sama caméraman Cheikh ak Ibrahima ñoom ñi nekkoon sa réalisation bi maa ngi leen di remercier bu baax di leen jox nag dig daje beneen yoon ak si yeneen yu bees merci beaucoup jërë ngeen jëf.